sant leen gërëm leen bu baax ci teewlu bi kóolute gi yéen mbokk yi safoo seen télévision ITV dalee nag jàmm ci xibaaru marax yi bokk na la ca gën a fës ñangi mekk ñàngale bi ab kuréel la nag bu yëngatu ci wàllu woowee ëmb syndicat yi nekk ci FEDER ñoom nag dañoo taxaw ngir ñu daal di tekki ndombal tànk kii di Mariama Sarr nekk jëwriñ gi ñu dénk wàllum fonction publique leneen nit loo xamante ne ñu ngi koy ñaawlu mooy doxalinu nguur bi nga xamante ne ñaak sàmmonte la xaati muy doxoon seen diggante ci noonee nag biral nañu ab préavis de grève bu ñu war a amal ci weeru octobre bi ñu dëtmal ab portail nag la ñu daal di amal tey jileet créé ko portail boobu li ko tax a jóg bokk na ci xeex métital gi nga xamante ne moom la ñuy def tout tànk yi jubluwaay gi nag mooy képp koo xamante ne yaa ngi wane nataalu gone ci jumtuwaay xarala yu yees yi ñu daal di lay boole ngir loolee ñu mun koo dindi bokk na ci xibaar yi li ñu ci war a waxtaanee dañu leen di jëfandikoo bu baax ci wàllum dem gékk dikk gi yenn ci mala yu ci mel ne fas waaye léegi tey dañu cee nemmeeku ne dañu leen di métital yooyu nag moo waral ñu amal lépp gëstu ci secteur bi ak règlement yi nga xamante ne ci la ñu war a tënku bu loolu jeexee mbokk yi daañ ci toftal xibaar biti réew laataa ñu ko yaatal. asalaamaaleykum mbokk yi xibaar yi ni ñu ko dooree ni ñu ko junjee lañu koy dooree ñeel wàllum ñàng mekk ñàngale mi FEDER nag di kuréel góomba yenn ci syndicat jàngalekat yi ñoo taxaw tey daal di mer ñoom nag la ñuy sàkku moo ñu tekki ndombal tànk kii di Mariama Sarr di jëwriñ bi ñu dénkum wàllum fonction publique ci noonee biral nañ ne daañu amal préavis de grève door ko ci weeru octobre bi nga xamante ne day yemook ubbite l'école ci réewum Sénégal yemuñu ci loolu ñoom nag ñu ngay xuus wutali gouvernement bu Sénégal ne lu ëpp ca la ñu xaati moom gouvernement bi ba tey daanaka sàmmonte wu lekk yólle xaatim reportage Omar Kane suñu deful ndànk ci ubbi tey grève tey lañ jëm waa FEDER nar a déposé ab préavis de grève ci mois d'octobre bi ñu jëm li ko waral nag mooy gisuñu benn avancement ci protocole bu 17 février bu ñu xaatimoon ak nguuru Sénégal. mais boo xoolee dans sa globalité ci li gën a rëy ci protocole bi gouvernement bi ci point yëpp day yoxi maanaam teppi la ñuy demee te loolu mënul sotti par rapport ak li nga xam ne mooy ñëw ci gannaaw président Macky Sall bu mu toogee ba léegi gouvernement bi c'est le statu quo ay wax la c'est des slogans ñu wax ci télé apaiser nit ñi mais au fond ci suuf defuñu dara loolu mooy wax ji loolu mooy dëgg te loolu nag nañ ci jóg ñoo ngi préparé benn préavis pratiquement bind nañ ko validé moo ci des bu ñuy déposer au mois d'octobre fu mu nekk nag lii conférence de presse la wax nañu quelques points dañoo jukki rek li nga xam ne métti na FEDER te cette fois-ci enseignants yi ñoo ñu poussé même à se réunir. inspecteurs yi syndicalistes yu nekk ci G6 ak ministre bi yor wàllum fonction publique daanaka ñoom ñëpp la FEDER laal ñoom enseignants yi dem sax bay ñaan ministre Mariama Sarr ci mu jógee ci ministère de la fonction publique. ñoo ngi may dégg bu baax gars yi léegi seen biir yi feesi na seen lex yi kenn waxatu fi waxu grève déggu leen ren dara wax parce que ku ci nekk dugal nañ la ci ruq soit ñii ñoo ngi ci gouvernement bi ci la ñu far soit ñii jox nañ leen xaalis waxatuñ puisque fii ñi fi doon kaas yëpp déggatoo fi kenn personne ne parle et ça c'est malhonnête quand même puisque jàngalekat yi ñoo tax ñu am li ñu am tey fonction publique il faut koo xam ne ku capable ku ko mën a yor loolu la fonction publique loolu la du question il faut nga am xam-xam bi nga mën fa toog yore ko nga xam ne même ñi nekk ci biir direction bu ñu décider dara même bu ñu la bëggoon yóbbu feneen yow tu es capable de leur de dire que écoute moi je veux les choses comme ça puisque yow lañ fa fal malheureusement dame bi mu fi nekkee comme Sénégal moom politique la ñuy du compétence maintenant c'est la politique nous sommes désolés nous les enseignants nous sommes fatigués pour cette fonction publique. Ousmane Diallo ak ay ñoñam nakarlu itam bu baax taxawaayu gouvernement bu Sénégal ci affaire Sainte Jeanne d'Arc bi. Heureusement négocier nañ ko mais négociation bi aussi ce n'est pas bien fait nous sommes désolés puisque nous avons vu des médiateurs ci biir te ñu waroon woo éducation ñëw gouvernement bi école bi ñëw mais ñu woo aussi parents d'élèves yi yow nan nga mën a négocier benn négociation boo waroon def tripartite defoo ko. ay semaine rek des ci ubbite école bi fédération jàngalekat yu Sénégal FEDER di wane nakaram yëgle itam après avis de grève bu ñu nar a amal mu mel ni xeex bu bees mooy sumbuwaat diggante nguuru Sénégal ak jàngalekat yi.
markaan mu nekk mbir moo xamante ne dañu ko war a saafara ndax njàngale mi bokk na ci liy sukkali as réew. ñu wax ci leneen ñeel wàllum kër gi ñoom nag ab portail la ñu daal di taxawal bopp le portail li ko tax a jóg ko mooy xeex nataalu tout tànk yi nga xamante ne dañ leen ni fitnaal te ñu koy def ci jumtuwaay xarala yu yees yi képp koo xamante ne nag gis nga ko nga daal di leen ni boole jaarale ko ci boobule portail loole nag mu ngi soqeekoo ci jëwriñ gi ñu dénk wàllum kër gi njaboot geek tout tànk yi tey jile nag la ñu ko doon biral Cheikh Assane Fall Augustin Manda. suñu sukkandikoo ci waa ARTP fii ci Sénégal soo jëlee téeméeri nit juróom-benn fukki yeeg juróom-ñett ñoom ñoo ngi jëfandikoo xarala yu yees yi maanaam internet jëfandikaay googee sax su fekkee ni ñu bëri ñoo ngi ciy gis lu rafet am na ñeneen ñoo xam ne ñoo ngi ciy jaar ngir mën a wut nu ñuy sàkkoo gone yu ndaw yi. c'est que dafa nekk lu nga xam ne nit ñi dañ koy nëbb mais am na ay images yu bëri yu nga xam ne dañ ciy sàkku ay xale. mu ngi circuler ci internet bi te dafay circuler ci biir ñi nga xam ne ñoom ñoo koy seq mais am na ñu nga xam ne ay nit ñu bëri ay junni nit ñu nga xam ne ñu ngi di passante ay image wala ay vidéo yu nga xam ne dañ ci def ay naka su dul noonu xale yi. année yi ñu wees Sénégal taux de pénétration internet bi ni mu fi amee doole. ab seetlu boo xam ne sax moo tax léegi ñu taxawal bi lépp jumtuwaay bu yees. li ñu tax a jóg nag mooy xeex loolu. def de telle sorte que xëy na naam sax bëreewu fi comme ni mu bëree ci yeneen dëkk yi mais yenn saa yi image yooyu dañ koy jëlee bitim réew daal di koy indi te am na benn étude bu ñu firndeel démb ci exploitation sexuelle des enfants bu nga xam ne dafa wane ne Sénégal dafa bokk ci yoonu exploitation sexuelle des enfants bu portail bi bu ñu ko ubbiwee di nga mën a dem def signalement bi wax ne gis nga ci tel site internet telle image wala telle vidéo ñu ànd ak ñun daal di supprimer image yooyu. lépp loo xam ne nar nañ ko def ci bi lépp initiative nar nañ cee ànd ak takk der yi nekk fii ak ci bitim réew. au niveau national dinañ liggéey ak Interpol ak police ak gendarmerie ndaxte bu fekkee ne que image yooyu biir Sénégal lañ ko tourné dinañ dem daal di jël ñooñu daal di leen teg ci loxo yoon. on travaille directement avec les polices donc les forces de l'ordre. ñu ngi liggéey ak police u réew mi ak tamit ñu yor serveur ci internet file loolu daf ñu jàppale ba image bu ñu signalé du def bés ba ñu génnee ko ci internet bi te loolu lonkoo gi ñu am ak njiitu réew mi moo ñu ci jàppale. gouvernement du monde qui travaille avec nous. ca Burundi moom xam ne xarala bi nekk na fa at ak lu teg bilan bi moom nuñ ko gisee mooy lu baaxagum la. Il y a un impact qu'on peut dire. am na njeexital ndax bi ñu commencé ak léegi signalé nañu lu toll ci fukk ak ñeenti cas. Rapporté à travers ce portail. te ñun jàpp nañ ni bu fekkoon ni sax benn cas rek la ñu signalé benn xale la bu ñu sauvé kon loolu lu baax la. Ça c'est un impact positif pour nous. jëwriñ gu ñu dénk lépp lu jëm ci mbiru aar xale yu ndaw yi ak tamit mbiru njaboot gi fekk woon na mbir mi lépp moom sax da cee ànd ak rafetlu ci initiative bi xam ne da koy gën a jàppale ci liggéeyam. Xasana Fall ñu wutali ca Mbour gi ca wax ci wàllum napp geek li ñu dippee yaranka nag di ab espèce boo xamante ne ci géej gi lay bàyyeekoo foofee nag ci Mbour gi ca ñu amaloon nag ndaje ci lëkkaloo gi ñu am ak waa Union européenne ak sous-préfet bu Sindia doon ci waxtaan wu yaatu ak naka la ñu mën a def ba xeet woowee di bàyyeekoo ci géej gën a mën a suqaliku waaye dund bu baax ci gox boobee di Mbour gi ci noonu nag lu tollook fukk ak juróomi junni ci ay yaranka daal di nañu koy séddale ñu daal di dem ca Mbour Géej déglu ci Sedia Diouf moom nag mooy adjoint directeur pêche maritime àdduna ci micro Alioune Kane. waaw tey dañu am mbégte ñëw représenté ministre représenté aussi directeur des pêches ci lancement bi nga xam ne CRPA bu département de Mbour ñu ngi ko doon amee di ko defee fii ci Guéréo nga xam ne mooy CRPA bi recevoir peut-être cette journée de lancement mu ne woon depuis 2005 ñu ngi doon yëngatu ci ay sóob ay ndaa parce que gis nañ ne peuple bi dafa demoon ba nappin bi wàññeeku woon parce que amuñu woon dëkkuwaay yi dañoo yàqu woon donc pour ñu nen il faut que ñu am dëkkuwaay donc moo taxoon état du Sénégal ak japonais yi ñoo njëkkoon démarrer projet boobu xalaat ne pour géej gi ñu defaraat ko il faut que ñu am ay ndaa yu ñuy sóob donc depuis 2005 ñu ngi ciy dox CRPA bu département Mbour ànd ceeg état di ci dox ba tey ñu ne woon avec financement Union européenne surtout bi financé 16 millions et quelques ci 17 000 pots ne dañuy sóob dañuy lancer journée
tey bi pour sóob ndaay fii ci Gërëw ci département de Mbour. dellu si waat ci Ndakaaru wutali ca place de l'Obélisque ak waa mouvement aar lu ñu bokk ñoom tey jii nag ñoo doon amal ab doxub ñaxtu beneen taay bu ñu benn yoon ci seen doxi ñaxtu yooyu tey jii nag li ñu ci doon fësalit mooy lu jëm mbirum ressources yi ñeel pétrole beeg gaz bi di sàkku ay leeral yu war a suqeekoo ci gouvernement wu Sénégal Guy Marius Sagna waaye it ñenn ñi nekk ci kujje gi ña nga fa woon ñu déglu seen kàddu dégg nañ ko Matangeex. dañoo jàpp nag ne ñun yàlla mënuñu baaxee zircon or phosphate pétrole gaz ak ñoom seen ba pare Sénégal bokk ci benn ci ñaar fukki réew ak juróom yi gën a ndóol ci àddina bi loolu suñu xel mënu ko nangu dañoo bëgg nag askan wi xam ne jafe-jafe yu muy dund ci wàllu njàng ci wàllu wér-gu-yaram ci fànn boo jël li ko waral mooy li ëpp ci suñu alal dañuy bàyyi multinationales yi manque ko asut bi fi des ñoom président Macky Sall di def séddale bukki mooy dañu ni pétrole feeñ na ak gaz li ñu ci toftal mooy ba ñu koy joxe rakku président de la république moo ànd ak ña nekk bitim réew te nguur pouvoir fii ci république warul ànd ak famille. ñu am ay problème de transparence ay problème mu luubal ay problème de communication gouvernementale ñi jiite réew wane ñooy jox doole ku ñu mën a def ci kaso bi def la ci kaso bi état bi du wax ak nit moo tax boo tollee ci waxtu yu toll noonu day jaadu toujours que askan mi di mobiliser wu. wutali ca Ziguinchor ca xibaar bu tiis ba nga xamante ne moo fa bàyyeeko Ousmane Niantang Diatta moom nag nekkoon ca MFDC doon ko jiite sax ci ay jamono moo daal di génn àdduna ci ngoon pa démb gi doon na doxi tànk jàmm bu baax ca la xew foofee ca Casamance ñu fàttali ko góor soose moo nekkoon kan ak Ndeye Mariam Gaye faatu ci guddi alxamis fukki fan ak ñett ci septembre bi ci Nioro gi mu doon fajo Ousmane Niantang Diatta moo doon bras droit bu César Atoute Badiate nekk jiital front sud du mouvement des forces démocratiques de la Casamance MFDC laata muy tàggalikook moom ngir taxawal commandement wu boppam mu tëdd feebar lu yàgg lool bi ko nguur gi yëgee daal di ko fayal ngir mu faju ji ci Espagne bi mu dellu see Niantang daal di soppi kàddu tàmbalee woote jàmm delsi Casamance ca noonee la faf bàyyee lépp dem toog Nioro ga mu mujjee faatoo Ibrahima Ama Diémé bokk ci groupe recherche pour la paix en Casamance di seede ci way dawlo bi nee na nekkoon na membre bu amoon Pastef ci MFDC armée bokk ci njiit yi gën a ràññeeku ci mouvement bi depuis ay at Ousmane Niantang Diatta bokk ci njiit yi njëkk a nangu waxtaan ak nguur gi ngir jàmm dellu si ci Casamance suñu sukkandikoo ci ay mbokkam Niantang dinañu ko denc ci village bi mu dale baax mu nekk Tenduk nekk ci département bu Bignona. Mariam Gueye di ñaan nag suuf woyof ci kawam ñu wax ci leneen ñeel màggal ga ñu war a amal suba góor gu baax góor gu génnoon àdduna doonoon koo xamante ne doon na dox ay tànki jàmm ci diggante chrétien yeeg julliti di maam Abdou Aziz Sy Dabakh loolu waraloon nag ñu dem ci abbé Jacques Seck mu daal di indi ay témoignages ci góor googu ñu daal di koy déglu àdduna ci micro Ibrahima Camara. Dabakh ba man dem naa ci feetam yu dul jeex. di ànd ak suma doom Oussa Ndour Dabakh avait la chance moom boppam dafa ubbeeku woon dafa wax ne mais Colonel Thiandoum sama xarit la moo ko ci suma noppi ma toog de mu toog mu sama Oussa Ndour mais ko Thiandoum xaritam la te kenn faroo mu di ko wax waaye xam na ne Thiandoum moo ma yónni may représenté église bi c'est-à-dire ci niveau bi ñu am ñoom pour ñu wax lu bon baa ñu def luy day jafe parce que non seulement ça mais seen ñaan mun na dem ba bu doon wax lu ñaaw sax yàlla dindi ko seen gémmiñ parce que xëju ca xëj na benn élément bu ndaw waaye ku toll noonu le foofu le même actuel xalif général bu ko ne ko doo ko wax te bra muy wax foofu mu gis conseil yi ne ko ku toll luy ni yow mënu def bu baax dañuy di wax lii yow di nga war a raba ci Sénégal boole nit ñi waaye bul xaaj parce que walaw shaa allahu li jaalakum ummatan waahidatan wala bu nekkoon yàlla mu def fi benn diine waaye yàlla ne diine yu bëri alquran ne ko fastabiqul xayraat di xerawal te ci jëf lu baax lu tax parce que ilaahi marji'ukum jamii'an ñoom ñëpp ci moom lañ jublu lii moo ko nekk naa ko jël.
loolu nag day wane ne diggante jullit yeeg chrétien yi nekk na diggante boo xamante ne bu yàgg la yàggit ratax bu baax di ñaan jàmm jooju daal di sax dak ñu wutali ca banlieue bu Ndakaaru ca kër Mbay Fall askan wa nag ca njàqare la ñuy dund jamono ji gannaaw ndaxu nawet bi nga xamante ne moo fa taxaw rek amul yoon bu mu jaar ñu joxar bi baaraamutuma nguur ga fa nekkee ne liggéey yu ñu benn yoon yenn ci kilifa yi tax na nag fu mu toll nii ñu ngi taxaw fu nekk di yuuxu wàllu ndax ci jafe-jafe yu mag la ñuy dund bu daal ngaa ci reportage. ñoom ña dëkkee cité Tol Diaz nekkee ci kër Mbay Fall ñu ngi ci njàqare bu metti 2 chambres à coucher yàqu nañ benn télévision yàqu na meuble de coin yëpp seey nañ. 2 jours a ngi nii bon amuñu fu ñu fanaan quoi pour togg sax problème la suñu matériel yëpp a yàqu frigo be cuisinière bi lépp loo xalaat rek bi suñu yére yi. canal bi ci boppam moom la liggéey bi baaxul canal fi mu toll nii dafa maase amatul profondeur. bu ndox mi ñëwee day tegu ci kaw rek dugg ci quartier bi. comme quartier yu bëri ci banlieue bu Ndakaaru fii ci kër Mbay Fall taw bi def na fi ay dégâts matériels yu bari. sama magasin bi dafa lakk côté bee ci koñ bi noonu bagage yu bari itam lakk nañu foofu vraiment perte naa lu bare 3 616 francs. li ma yàqule war na egg 3 millions de francs te du c'est la première fois c'est la 3e fois mu ñuy dal fii 2012 li ñu yàqule presque mat na 7 millions. maire ñëw na fi. def ñu woo ma dem mairie mu ne ma def benn constat yóbbu ko mairie mu signé ko ma yóbbu préfecture bu Pikine ñu signé ko jàllale ko gouvernance kayit yi gouvernance la tagee damaa dox ba sonn ma mujj bàyyi ko yow ñëw toog. pour ñooñee dëkkee foofe ci kër Mbay Fall autoroute bi ak canalisation bu baaxul bi moo waral seen jafe-jafe yu ñuy jànkonteel. li ñu bëgg mooy ñu miireel ñu canal bi. miire ko ba nga xam ne nii su ndox mi débordé du génn parce que miir bi dina ko téye ci biir mu topp canal bi jàll. bu ñu mënee fermer canal bi ñu fermer ko mbaa ñu yëkkati hauteur bi ba nga xam ne bu tawatee ndox mi du ñëw ci ñun. ñoom askan wi ñuy ñaan autorité yi ñu gën a bàyyi xel ci assainissement bi. jëfuñu benn effort bañ leen gisul sax même les chefs de quartier ña dëkkee ci quartier cité Tol Diaz ñoom ñu ngi ñaan nguur gi mu defal leen ab réseau d'assainissement bu mucc ayib. ci Ndakaaru nag bëri na ci ay ndaw yoo xamante ne saa su ne dañuy taxaw di wax ne amuñu xëy loolu tax nag ñoom ñii di ab kuréel goo xamante ne ñu ngi koy wooye réseau de la renaissance africaine et de la diaspora lëkkaloog benn compagnie bu nekk réewum Amérique ñoo taxaw ngir jàppale ndaw yooyu nga xamante ne dañoo ami seeni projet te lu ci ëpp amuñ tamit ay koppar yoo xamante ne moo leen war a financer ñu taxaw la ab plateforme ngir ndaw boo xamante ne yore nga projet bu taxaw nga daal di signalé wu foofee ngir ñu mun laa jàppale ñu daal di ciy déglu Jibril Diallo moom moo jiite boobule kuréel. L'objectif fondamental. li sabab ndaje mi mooy dañu bëgg fent ay pexe yu bees ngir gunge ndaw yi ci seen wutum xëy li nag ñu fas yéene sukkandiku ci ñaari mbir ngir def ko bi ci jiitu mooy dimbali ndaw yi ñu am financement pour seeni projet waaye su weesoo loolu dinañu gunge ñenn ñi di leen xelal ngir ñu gën a ñawal seeni projet. Des activités de formation de ce type. De nos jours aux États-Unis d'Amérique. léegi foo dem ci àdduna bi ndaw yi dematuñu ci ay salle de conférence ngir présenter seeni projet waaye dañuy soxla am fu féex foo xam ne dinañ fa mën a daje di waxtaan ci seeni biir di jokkalante ay projet ak ay xalaat walla sax di weccoo xalaat ak yenn boroom xam-xam yi. loolu daal moo waral ñu ni nañu seet neneen ñu leen di gunge. La problématique de l'emploi des jeunes dans ce cas précis au Sénégal. beneen ponk ci biir xibaar yi biti réew lay daal di door nañu tàmbale ko ci Tunisie Nigéria Zimbabwe ba ci France dañ ci ànd ak Amagoro Bernian. xibaaru bitim réew yi nag ca Tunisie lañ koy dooree foofu nag kenn ku bokk ci jogante palub njiitum réew yi am dibéer ji ca dëkk ba Nabil Karoui bu moyul du wote gi dibéer bi ndax cour de cassation bu Tunisie da ko bañal recours bu mu dugaloon ngir mën a njibbi këram moom nag luñ koy toppee jamono ji bokk na ci blanchiment d'argent ak luubal jëm ci wàllum fraude fiscale Nabil Karoui ñu ngi ko tegoon loxo ñaar fukki fan ak ñett ci weerum août bi ñu génn tey ji nag bu ñu sukkandikoo ci ñu koy layal dina amal xiifal te lum ci jublu mooy ñu bàyyi ko mu dem sànni gi kartam dibéer bi ci jongante palub njiitum réew yi am foofu ca réewum Tunisie.
bu ñu jógee ca Tunisie dañuy dem ca Nigéria foofu nag bu ñu sukkandikoo ci Croix-Rouge 22,000 nit réer nañ mër ba tey jii seeni mbokk xamuñu si lu ñu nekk dem sax ba ñoom waa CICR di xamle ni Nigéria moo ëpp si àdduna bi wërngal këpp ay nit yu réer seeni mbokk loole nag lu ko waral du lenn lu dul xeex ak i cong yi nga xam ni waa Boko Haram ñu ngi koy amal foofu ca réewum Nigéria ci gëstu yu ñu doon amal nag foofu ci réewum Nigéria waa Croix-Rouge fësal nañ ni jot nañ gis lu toll ci 200 ak juróom-benn fukk ak benn nit yoo xam ni dañoo réeroon seeni mbokk ba tey jii. ca réewum Zimbabwe ki fa nekkoon njiital réew di Robert Mugabe dinañ ko denc ca sëkk yu jàmbaaru réew ma nekk ca Harare. loole nag ñu ngi ko fësal ginnaaw ay waxtaan yu yàgg ginnaaw ñàkk déggoo gu amoon ci bërëb bu ñu war a denc kii di Robert Mugabe bu dee xam nañ nag fan lañ koy denc kañ lañ koy denc ay mbokkam nee nañ mënaguñ ci wax lu leer laata loolu nag dinañ amal ay cérémonie ca Harare ak ca diwaan bu mu soxee ko moom Robert Mugabe si fàttali moom nekkoon na njiital réew bu Zimbabwe mu ngi toll woon ci juróom-ñeent fukki at ak juróom. ca France la ñuy jeexalee xibaaru bitim réew yi foofu nag kii di Patrick Balkany nekkoon maire Levallois-Perret yoon daan na ko 4 atu kaso lu ñu teg ci ndoddam fraude fiscale ginnaaw daan biñ ko daan moom Patrick Balkany daan nañ itam soxnaam di Isabelle Balkany 2 atu kaso yu mu dul tëdd te ñoom ñaar sax boole nañ leen daan fukki at yoo xam ni duñu mën a jiite lenn ci réewum France ginnaaw jugement boobile ki ko doon layal fësal na ni dina dugal benn appel ngir annuler ko. junjoon nañ ko nag ci ndorteelu xibaar yi reportage bés bi tey ñu ngi ko jagleel mala yi nga xamante ne dañ leen di faral di teg ay métital donte sax mala yooyu lu ci ëpp bokk na ci li ñuy jàpp ci dem gékk dikk gi wala sax li ñuy dugal ci koppar ci wàllum koom bi ba ca gën a fës nag mooy fas ci ay bés yi ñu génn fas boobee nag dañ ko doon wone ci jumtuwaay xarala yu yees yi ci mel ne internet muy dund ay métital yu bëri loolu tax tey jii ñu amale ci ab gëstu donte secteur bu nekk am na ci loo xamante ne ci la tënku boobu le secteur tey jii dañu ci ànd ak Moustapha Gabar Diop man di ñu ci ay leeral. bi lépp vidéo wër na internet bi yëpp saay waxtu yu néew di fësal ñàkk jox cër gu ñu def ci fas wile te ñoom de am nañu pàcc bu am solo ci dem beeg dikk bi liggéey bu métti boo xam ne mooy dundal ñi leen di war. ci dëkk yu mel ni Dakar Touba ak Thiès di nga gis ay borom voiture wala borom charrette yoo xam ne bés bu nekk dinañu wàcc. ak lu diggante lu mu néew 5000 jëm ba 15000 kooku suñ ko jëlee boole ko ba mu matu weer loolu ëpp na salaire te ñooñu ci la ñuy fayee seen i location seen i kër ci la ñuy dundalee seen i njaboot ci la ñuy yóbbu seen jabar yi hôpital ci la ñuy yóbbu seen doom ñu jàng donc su fekkee ne yow mala boobu moom mooy lay indil sa koom lan moo tax nga war ko toroxal. ca 2008 ba léegi Amadou Seck bi nekk charretier musul bàyyi fasam ginnaaw ndaxte gis na ne nawleem la ci liggéey bi. des fois suba gi mun nga yóbbu ay ñetti course ngoon gi balaa 2 heures nga tekki naaj bu tàngee ay côté 5 heures nga taxaat xaar ngoon gi bu neexee côté 6 heures timis nga dem tekki noppal fas bi noppal sa yaram. yow saa boo xëyee di nga dépenser moom ay 3500 pour lu muy lekk avec ça yow nga bëgg ko lor si benn affaire bu ndaw si ay bagage affaire de ferrailleur wala affaire de course loo xam ne da nga koy ñaax après nga bëgg ko lijjantiwaat day métti quoi. ñun borom sareet yi nañ xoolaat bu baax. tey jii boo bëggee dégg kenn ku ci nekk ku yor fii fas te moom kook alalam te mu jënd koo xaalisam moom ko xam fas xam nga nit dafa foor ba kenn mënu ko tëkkaleeg dara mais mun naa waat ni borom fas bu moom fasam boo xaroon xolam ne ko fas bi ak nit kii ku la gënal mu ne la fas bee ma gënal ndax lu ko fas bi mënal nit kooku mënalu ko. ci atum 2016 dañ génne woon ab arrêté ministériel ngir saytu nan la ñuy yoree yile mala. ministère de l'élevage li mu nar a saytu mooy nekk wërgu yaramu mala bi ministère de transport li mu war a saytu mooy li nga xam ne moom mooy charrette bi wala calèche bi voiture bi ministère de l'intérieur ak police ak gendarmerie ñoom li ñu war a saytu mooy nekk lépp li nga xam ne mu ngi ci texte boobu ñu ngi koy respecté mais malheureusement dañuy gis ne tey jii suñu nee par exemple fas bi warul yëpp lu ëpp 2 nit ak dawalkat bi wala warul yëpp lu ëpp juróom-ñeenti nit da nga gis
fas yoo xam ne sari watiir yoo xam ne ñuy yëpp juróomi nit ñetti nit ñeenti nit di nga gis nit ñoo xam ne ñuy jël fukki nit ak juróom teg leen ci kaw charrette yi alors que ñu ngi romb ñi nga xam ne ñoom ñoo leen war a jàpp. bëri na ci charretier yi ñu tasanteel ci Parcelles Assainies yu jàpp ne communes yi dañ leen war a gën a jàppale ci yorinu fas yooyee mu doon ab mesure boo xam ne dina tax nit ci di bañ di woor fas yi di ñu war. mingook mbokki xibaaru marax yi fii lay daal di buuree 19h45 Xalifa Jaxate dina ñëw andi leen xibaar yi ci kàllaamay nasaraan laata loolu nag ñu bàyyi leen nag xibaar yi tukkee ci wàllum jaww ji jërë ngeen jëf wasalaam.